fii ci biti. yàlla dafa dogal ñu nekk ci weer wu tedd nekk ci semaine bu tedd nekk ci bés bu tedd ndax sunu maam Seydil Hadji Ma dafa am lu mu waxoon wa aamun summa shahrun summa yawmun ata fihi lhuda xarnul xuruni mu ne weer wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddu mbégte la waaye at mi tamit mbégte la waaye bés bi tamit mbégte la kon soo ma laajatee la moo tax ma ñëw Tiwaawan damaa ñëw ngir dund mbégte moomu fas yéene koo dund nag ak sama kilifa ak Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy boo jëlee gàmmu gi ci cadre al moustarchid wal moustarchidat ñetti temps fort la temps fort bu njëkk bi mooy tertu bi deuxième temps fort bi mooy guddi gàmmu gi troisième temps fort bi nag mooy ziara bi te ñett yooyu yaakaar naa benn bu ci nekk occasion la pour ñun ngir li nga xam ne moom la Seydil Hadji Malick Sy waxoon ba tey ne bu ñu màggalee juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni ñu ko màggalee mboolem njàqare boo xam ne nit andi na ko fi mboolem tiitaange boo xam ne nit andi nga ko fi mboolem soxla boo xam ne nit andi nga ko fi dana faju ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mën naa ne moo tax tey man ma ñëw Tiwaawan ànd ak sama njaboot ànd ak samay wéyjur ànd ak samay rak samay doom ngir ñu màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci Tiwaawan ndax kat waxkat bi waxoon na ne Tiwaawanu fiiha al yumnu lil mutayaaminin lépp loo fi wut rek di nga ko am yiw goo bëgg ci àdduna boo ñëwee Tiwaawan da ko fekk bi ci des suñu maam Hadj Mansour waxoon na ne yaa bani ummi ñu ne ko mu ne yéen samay doom dëkk bi ngeen nekkat Tiwaawanukum haadihi ñu ne ko mu ne mahallu istiqamatin ala fastaqimu misla man qablakum marru ñu ne dëkk bi dëkku yiw la dëkku njub la kon nag ay ndaw ngeen da ngeen fay ñëw jub leen comme ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ni ñu fi jubee woon tabarakallah kon loolu soxna si mën naa ne moo ma indi tey ci ziara bi man ak képp ki nga xam ne rek ñoom laa àndal incha allah. gannaaw bu ñu xamee ne dañuy ziara Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu fi ñëw ngir teeru suñu kilifa muy Seydi Mouhamadou Moustapha Sy moom mi nga xam ne moom moo fi teewal mag ñi si lu ñu gëm mu ñëw nag li fi ay maamam way juró ay maamam bàyyi woon commencé si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu ñëw tey teewal fi kii jëmmal loolu ñun nag ñu doon am entourage am ànd ak ñoom ñu tax ab bitaana saalixa mu le boo entourage kon ñun ñi def dañu boole suñu bopp si boo entourage yi pour moom mu yóbbaalu ñu géew ñu ñëw nag di tëbb si moom incha allah ngir yàlla lu loo xam ne yàlla dafa nekk si yiw rek ñu ànd ba ko moom ba yemal xiyaam comme ni mu ne ko diggee woon bis bu Seydi Mouhamed di jox Seydi Hadji Malick décoration na mu waxee ne ñun ñooy def rabbun tabaar ñooy def hee d'honneur bi ànd ak moom def rabbun tabaaraka ji kon dañ koy tàmbalee tey ba ëllëg incha rabbuna loolu daal moom moo ñu fi indi. parce que depuis que j'ai intégré le mouvement Moustarchidine ce moment dafa doon un instant boo xam ne ça marque le début de notre gamou à Tivaouane parce que suñu premier contact avec suñu responsable moral c'est aujourd'hui donc instant bi nous en tant que Moustarchid nous tenons à cet instant, c'est-à-dire accueillir notre responsable moral dans cette communion et cette ferveur pour montrer à notre responsable qu'on est présent et qu'on est là avec lui pour que le gamou là soit une réussite totale. lépp loo xam ne ñu ngi ko ci ñaan yàlla yeggali ko lépp loo xam ne moom it namm na ko ci yàlla yeggali ko malgré mes 50 ans yoo xam ne à chaque fois damay ñëw di fêter ça mais quel que soit Alpha Outi maa ngi ñaan yàlla di continuer jusqu'à l'extinction de ma vie à continuer à célébrer cet instant ba nga xamante ne c'est quelque chose boo xam ne c'est extrêmement important pour un Moustarchid. waa suñu teewaay fii nag dara waral ko lu dul def suñu farata ndax ku nekk xam na ne suñu farata ci gàmmu gi mooy bëccëgu gàmmu ak teertu bi nii ñu ñëw ak tamit guddi gàmmu kon dañoo ñëw def ci suñu farata seet si tamit ki nga xamante ni mooy suñu soppe di suñu kilifa di suñu wasila muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy hafizahullah wa ayyadahu wara di ñaan rek ñu yàgg ko tamit di ko fekkee di ko defee nii daal. da ngay imaginer nag parce que yonent bi ba mu jógee Màkka jëm Madina dañ ko teeru loolaay dox ba léegi parce que man haza jañ waxoon mooy dox ba léegi am na ko bu doon dër nga fàtte sa bopp kon nag yàlla li maye yamul moo bind ñëpp nag mais ku nekk lam la jox lii du ñëpp a ko am parce que moom moo ko liggéey ci ñun ba bu jógee ñu jóg comme moom acier la ñun weñ lañu fer lañu acier fu mu romb fer bay jóg fekki ko moo tax ñu jóg fekk si ko. su ko defee gis nañu jël nañu réaction mag ñi ak ndaw ak ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi góor ñi ak suñu baayu daara yi dañuy jël nag léegi benn ci cadet yi ñi nga xam ne ñoom ñooy tout tànk yi pour ñu wax leen ñoom tamit lan la ñuy yëg ci seen xol ci teewaayu ci teewtu ki nga xam ne moo di seen kilifa soxna si na nga def. maa ngi fi Mame Diarra Sall maa ngi jóge ba section Pétéwarak. section Pétéwarak. loolu fan la nekkee. mi ngi côté Louga. oui. fii li ñu fi indi mooy teertu suñu sëriñ Seydi Mouhamadul Moustapha Sy mi nga xam ne moo yitteel ñëpp ndaw ñeeg mag ñi ñëpp pour teertu ko ci journée bi
ah dinañ kontaan moom ndax mooy suñu objectif te ku nekk li la yëkkati rek mooy li nga yëg te moom lay yëg ñu. Serigne Moustapha Sy moom la ñuy teertu fii si buntu këram moo waral suñu teewaay bi si naaju tàng wi ak suñu ñaq wi ndax daf ñu defal lu nga xam ne gannaaw ba yàlla yonte bi wiyee ak suñu ndey ak suñu baay moom rek moo ñu ko defal ndax moo defal yar moo defal mbaax moo defal teey moo defal dal moo tax lépp lu mu santaane rek incha allahu rabbi buñ ko mënee daan ko def buñ ko mënul daan ko jéem suñu kemtalaayal kattan def ko ngir yàlla ak Serigne Moustapha ndax moo nu jaral lu ne jaral nañu lu ne lu mu lépp lu mu sant rek buñ ko mënee daan ko def buñ ko mënul daan ko jéem te daan ko def incha allahu rabbi. sant yàlla guddi yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam bu amee nga ñëw wut see ñaan bokk si njabootu maam Cheikh toog ci naaj bi lu mu tàng-tàng daf la koy jaral parce que yiw gi ci nekk moo tax naaj bi du mën a tàng si ñun parce que xam nañ li nga xam ne moom lañ ci récolter après moo tax ci yëg-yëg da nga yëg loo xam ne rek naaj bi du mën a tàng daal ci yow. biñ ko commencé te ba léegi yàlla ngay dogal ma suma ko tardé fii si kër Serigne Moustapha ndax dafa di loo xam ne wax dëgg yàlla lu am solo la dañu si bëgg torop nag ndax ñëw fii Serigne Moustapha am ki nu am amuñu kenn ku mel ni moom mu fekk ñu fii si kër gi sax ñu ko fii teertu ndax yaakaar naa man depuis mu koy def kër maam sa fi ba léegi yaakaar naa maa ngi fii di ko teertu bi ma commencé ñëw gàmmu yaakaar naa ëpp na ñeent fukki at yàlla ngi dogal bi ma duggee si daayira ba tey amul benn gàmm boo xam ne seen mu ne mas naa ko tardé si kàttanu yàlla dañ siy bég ji bu baax a baax di ci sant yàlla ndax lii ku mu doyul dara du la doy te amul fenn lii fii rek lañ ko mën amee di ñaanal kilifa gi yàlla na yàlla guddal fanam te yokkal leeram yàlla na dund ba mu nekk Malick Fawad dama kër rek dara maan yàlla na ko yàlla may wér aw tawfeex ak na jaar nu yàgg fi rek di ko teertu amuñu kenn ku dul moom ñun moom rek la ñu am moom la ñuy bégee moom la ñu xam moom la ñu gëm moom la ñu am ku mu ñu joxe tey ji bu toogoon ba ni ñëw ma sax yebal benn ginaar fee tey moom laa leen bu dee dañu ñëw rek sax ginaar gi teetu ko bu baax a baax a baax ndax macha allah lu am solo la yàlla na yàlla guddal fanam te yokk wéram te may ka tawfeex may ka na jaar macha allah ba yeboo ma ne la fa mu ñu jëlee fa mu ñu jëmee ko gën waaw en tant que collège des maires ndax ba ñuy lu tuuti la ñu dugg ci daayira bi jur nañ ci ba caatlu ci daayira bi ñëpp suñu njaboot yëpp ci daayira bi suñu xol ak suñu lépp ci daayira bi suñu dund lépp ci daayira bi lañ ko dund tubaar fakàllaa namuñu fenn ëttu sëñ Moustapha rek la ñu nama macha allah ndax nama la ko waxee rek ci njëlbeen fa mu ñu jëlee fa mu ñu jëmee ko gën ndax bu doon beneen ëttu caaxaan retraité nañu ba toog ndax ñun 3e âge lañu fii mu ne maam booy rek laay dégg fii mu ne waaw man mii may ami fay mbaxane waaw tubaar fakàllaa ndax boo demee ba am garaat booba sëñ Moustapha ñaanam ci boppam moo ma bàyyi ci ëttam ba nëga ni moo ñu téyal boppam te yal na yàgg ñun dañ koy ñaanal yal na ko yàlla may fan wu gudd ñu dund ba di ko ne la xale ya naan 100 ans sans ordonnance sans souci ñun moom lañ koy ñaanal macha allah en tant que collège primaire. fii moom yiw la rek yal na nu yàlla boole nangul suñu ziar ñun ñëpp te lépp luñ fiy wut si yal na ko yàlla defal yal na ko commencé si bisimilahi rahmaani rahim yeggalee ko si alhamdulilah rabbil alamin ndax lépp yiw la ak mbaax foo ko mënta wute rek dañ ko fi jël tuñu fii dañ ko yaakaare moo tax nu dagga paas ñëw ba fii di ko wut si kon boog lépp luñ si séenu ak luñ si bëgg yal na ko yàlla defal si barke Serigne Babacar Sy. gis nañ si njëriñ ndax bu ñu xëyee ñëw Tiwaawan ba su gàmm suñu kilifa ñëw xëy ñu teetu ko mu ñëw ñu gis ko am na lu muy def si ñun suñu xol dina si sedd mu ñaanal ñu dem dellu waajal guddi gàmmu gi. gàmmu gi nag saa yu ñëwee rek bége la macha allah ndax niruwuñu cee kenn ndax bu ñëpp a yemee cër am ñu gedd seen cër gii ñu yàlla cëralee nag yàllaa ko def waaw yàllaa ko def te ca kaw ca kanam rek fa tabaarikàlla ci ëttu sëñ Moustapha. teewaay bi de moom ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci rasulillah ñëw ci gàmmu gi guddi rasulillah sant suñu sëriñ moom la ñuy teeru si fii doo màggal si guddi gi fii sëriñ Moustapha Sy yaan yàlla yokk ay fanam mu wér mu yeggale sagoom dàqal ko musiba ak balaa ci barke rasulillah alayhi salaamullah ci responsable moral du sëriñ Moustapha Sy moo ñu fi indi nag moo tax ñu taxaw nii ci
kontaan rek nag taxaw ci naaj wi di ko xaar ba saa yu ñëwee ba saa yu ñu yeewee rek ñu gis ko rek mu gis ñu ñaanal ñuy dem xaar ko fa le champ de course incha allah. Nous sommes ici présents pour célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à cet instant même, on est en train d'accueillir notre très cher guide spirituel, notre responsable moral, Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy. Et cela représente un grand événement pour nous, parce qu'il quitte Dakar pour venir ici à Tivaouane. Donc nous sommes là tous les disciples, Moustarchides et Moustarchidas, sont ici pour accorder un accueil chaleureux à notre très cher guide, à Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy, hafizahullah wa yadawarahu. bëgg lu baax ndax kenn ku nekk war nga saako barke ci li ngay def booy saako barke nag wala nga saako yool wala nga saako ak pay li nga cay xalaat mooy doon coono waaye am ngi yiw bu bari wax moom nga ciy xalaat kon saako barke ak ñaan yiw moom tax a dajaloo fii tey. mbégte bu rëy la si ñun ñu si am contentement chaque année tey ñaan yàlla mu gën a yàgg te gën a yokk. chaque année moom dinaa def tout mon possible pour ñëw fii parce que dañoo bëgg Serigne Moustapha Sy gëm ko torop jël suñu yaakaar yëpp teg ko ci moom suñu lépp ci moom lañ ko wekk daal moo tax chaque année may bëgg def le tout pour ñëw assister gàmmu. moom lépp lu ñu xam rek wala lépp lu ñu mën rek ginnaaw yàlla ak suñuy waajur ak sang bu tedd bi Seydi Mouhamadou Moustapha la amuñu leneen lu dul daayira bi moo ñu ñor moo tax suba suñu xëyee fajar dañuy jarañu teel dagg suñu nelaw ñëw toog xaar ko teeru ko comme niñ ko war a mën a teeru ci anam yëpp te ñaan yàlla ñu yàgg ko di ko def incha allah. kenn ku ci ne yaay wane sa bopp ndax bokk naa ca doyul ndax boo daagoo ñu xam fan ban ëtt nga ne ndaw yooyu bu ñu xoolee ñu doon seen référence yaakaar naa kenn du leen corriger ci mbedd ndax ñun suñu ëttu kilifa fa la ñuy kii bu ñu daagoo ñu xam kii njaboot piir a ngi nii ndax ci loolu njaboot googu ca la ñu ne milieu bu ñu ne rek daañu xam ne kii njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy la booba garaat boobu yàlla jox nañu ko ci daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat kon nag ndaw yooyu bu ñu royee ci collège primaire roy ci cellule féminine te ñu gëm ko suñ ko gëmee rek laa la wax en bas en arrière ndax ñun en avant rek la ñu jëm du ñu reculer ndax fii mu ne la ñuy wax rek fii mu ne dañ ñoo kattanal ndax daayira bi ci boppam moo ñu ñul fii mu ne bu ñu taxawee dañuy defoon ne 15 ans la ñu am waaw ndax fii mu ne naaj wi ñu toog yëguñu ci dara ndax diine rek ñu saf ëttu Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy rek ñu saf ñun yonente rek ñu saf te yàlla nañu fi yàgg gàmmu ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bàyyi koog njabootam gi yàlla lafal ko cat dama naan laf cat ba muy ñetti yoon ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy. ñu gën a góorgóorlu rek yokku yar gi jàng gi parce que sëriñ mënuñoo baal ñaar mooy ñàkk jàng ak ñàkk yar kon ñun jàng rek moo ñu war ak yaru pour ñu mën ko satisfaire. kaddu yi xanaa kaddu mbégte lay doon kaddu mbégte parce que boo dee njaboot si kilifa woote nga wuyu loolu mbégte la ak sant yàlla. mbégte la ak sant yàlla parce que ku gis jotaay bi ni mu mel nii ak ni mu taaroo naaj bi mu ngi tàng mais nit ñaa ngi toog ni tekk di xaar kilifa kon kilifa googu nuy xaar du n'importe qui parce que li wolof di wax ni li ko jar rek a jar boo gisee ay ndaw déplacé wu ay digg doomu déplacé wu ay mag déplacé wu ñoo taxaw ci naaj bi di xaar kilifa googu am na fu mu jaar ak ñoom te fi mu jaar ak ñoom mooy kenn ku ci nekk yar na la te duggul sa kër kenn ku ci nekk yar na la te musul jàkkaarloog yow ni la nangam waaye à travers ses écrits à travers ses enseignements ci ngay sukkandiku ba li mu def ci yow nga mën koy appliquer parce que jotaay bu toll nii ñu contenir leen ci benn roq te dégguloo dara loolu yombul di xaar benn nit boobu di Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla sàmmal yàlla nañu ko yàlla aaral suñu mbégte la. xew-xew bi xew-xew la boo xamante ne bii dafa nekk loo xamante lu historique la ndax ñu ngi ko tàmbali di def kër gu mag bu masaan am tamit ñëpp dañuy yëg mbégte bi daanaka solo gàmmu gi dëgg foofu lañ koy daan tàmbalee di gis ndax amuloo lu benn kilifa goo xamante dafa ñeewante ay njabootam mu bëgg li nga xamante moom la ko yàlla defal ci leer defal ko ci lépp mu bëgg ko sotti ci ay njabootam amul
occasion bu mu ko defee lu dul moo tax mu créé li nga xamante ne bii moom mooy ziyaara bi ak yeneen yi ci aju yëpp ba tax na ziyaara bi bu mosaan jàll ñu bare dinañ commencé di yëg ni la maam Cheikh doon wax ni teeru gan dana tax ñu xam gan gi di mu toll ba tax na bon jotaay bi jotaay la boo xamante ni bu historique la daanaka presque bi nga xamante ni bi maam mu ngi doon def ci course bi daanaka presque boobu ba léegi yàllaa nga dogal ñu ngi koy def bon nag ren nag moo ci gën a fës ndax ñu ngi suñ bu ñëw suñ 3e année ci bi nga xamante ne bi ñu ngi koy defee ci keppaaru ak Seyd Mouhamadou Moustapha Sy ayadahu llah wa nasara wa atala amruhu lu ñu doon def dañ ko ci gën a joxewaat ci loo xamante ni bi ay disposition la yoo xam ne yu sécuritaire la yoo xam ne ci wàllu yar la ak la ci aju yëpp. d'abord ñoo ngi koy nuyu moom Serigne Mouhamadou Moustapha Sy moom mi nga xam ne moom la ñuy xaar fii mooy si xanaa yëg li ñuy wax rek mooy dañu ñëw ci bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nim ñu ko jàngale nag yonent bi bésam la ku ko woote maam El Hadj Malick Sy mais nun dañ fi ñëw ci ndigalu Serigne Moustapha Sy ñëw bi nag dafa am ñett yéen ci yiñ ci war nun mooy ñëw fii tey teeru ko dafa bokk ci sañuy farata bu dee farata la bu ñu fi jógee dañu war a bëcc ba guddee ñu dem te fekk ko fële ca course ba mooy sañu 2e farata nun bu subaa ci bëccëg mooy sañu 3e ñu fekkaat ko fële ca course ba mu mel ni yooyu nun al mustarsidaati buñ doon wax aj màgg dafa am farata buñ nee sañu gàmmu tam yooyu moo fi sañu farata kon yëg-yëg bi ñu am mooy kon bég si moom di ko ñaanal di yàlla guddal fanam may ko li mu yéene ci réew mi yéene ko ci daara ji yéene ko ci diine ji ci barke yonente bi yàlla na ko yàlla mottalil yéen itam ñoo ngi leen di béggee ndax itam lu mel ni liggéey la bés bu mel nii ku fi teew ku nekk da nga war a ñëw jël nit ñi ñu jox la seen yëg-yëg kon yëg-yëg bi ñu am daal mooy la yàlla santoon jullit yi ba ñuy teeru yonent bi ca Médine donte sax du ma wax ne yàlla moo leen ko sant mais noonu la mën a demee ndax bu ko yàlla bëgguloon du mën a nekk mais ni jullit di doon teeroo yonent bi ci Médine ba muy ñëw nun tam boobu lañ teg rek suñu teeru bii tey. ndokkeel mboolem xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci anniversaire u sang bu tedd boobu ndax suñu borom ba mu ñu bëggee baaxe wa innahu is aradallahu nashatana abana min nuurihi nuura nabil alamin ba mu bëggee baaxe humanité bi ci la ñu yónnee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko ci façon boo xam ni ko kilifa ga firee woon ni teeru gan dina tax ñu xam gan gi kana bu dee njiitu réew yi ñooy am gan seen naataango njiitu réew ba booy dox ci mbedd mi xam kii ñëw kan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it bi muy waaj a ñëw yàlla univers yi la njëkk a préparé ndax inna al awalima aaliha wa saafilaha ashiatun talaat min afdali nasami loolu nag moom la ñuy def wat ca watit te ki njëkk a organiser gàmmu mooy suñu borom avant même suñu maam Cheikh Al Hadj Malick di ko def fii en 1902 suñu borom moo njëkk a organiser gàmmu ca Arash ndax inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi suñu borom moo dajale ay malaakaam ca Arash di gàmmu di tagg yonent bi wëlbatiku ni jullit yi feelu leen ma yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loolu nag ba mu duggee ca nopp suñu maam Cheikh Al Hadj Malick la ni comme tagg moo jóge ci ko màgg muy suñu borom jëm ci ko màgg muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man Maodo de du ma des gannaaw naruumu sana al Mustafa baadama ata sanaun min al haadi ilayhi jamilu loolu nag moom lay feelu commencé ko ca 1902 ànd ko ak suñu maam Haaj Rawaan Ngom radiallahu taala anhuma ñu koy def di ko def ñuy revisiter la pensée islamique di jàng alquran ba fajar. sant yàlla rek di ñaan yàlla indi ko ci jàmm di ñaan yàlla jaamu guñ ko fi jaamu yal na yàlla nangu ko yàlla aaral ñu ko barke yonent bi yéen tamit ñu ngi kontaan because dama leen di suivre toujours ba ci burdu yi ba ma leen gisee lu yàgg laa xam ni yéen ay soppe ngeen yal na ni yàlla nekk ba ngeen ay nekk télévision yu mag barke yonent bi jërëjëf. li ma ko gisee mooy keroog ba mu jëkkee am ñu koy def fële sa kër ga mbedd mi mujj xat kër ga mujj xat bi ñu ñëwee ba fii li muy wone mooy kon bis bu nekk dana yokk ñaari yoon te bis ba nga xam ne moo ko jeeti woon daaw
waaye ñëpp itam ñi ngay seetlu mooy amu ci kenn koo xam ni àddina yóbbu na la fa wala bëgg-bëgg wala leneen li la fa yóbbu daal mooy ngëm kese lu gën a yokk nag nit ñi gën a bari waaye ngëm gi gën a yëngu ci nit ñi ndax ngëm gën a wàllee. wat ca watit ba 1998 Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dajale jullit yi ca champ de course ànd ko ak waa daayiratul Moustarchidine teg organisation bi ci loxo njabootam Serigne Moustapha Sy ñu koy def di koy def ba bi mu fi jógee moom it muy dundal ndono loolu fii mu ne nii ñi ngi xaar mu yëg si bay na xëy na wa aaxarin incha allah bu ñëwee rek ñu sargal ko masawu ko coono delluwaat ca dal ya ba guddi.
tabarakallah macha allah moom daal bis bu génnee rek bett nit ñi wax dëgg yàlla moom daal yàlla ko yàlla fay ndax li mu def ci xoli nit ñi def ko ci ruuxi nit ñi yàlla rek ko mën a fay parce que ñun ñi ñëpp ba mu ñëwee kenn mënatu ci téye sa bopp kon loolu lu mu def ci nun la kon loolu dañuy ñaan yàlla mu fayal ñu ko wax dëgg yàlla tey bu fi doon yendu tamit nii la leen yendoo taxaw ci naaj wi kenn du ko yëg ndax moom boo ko xasee ba jàkkaarloog moom sa xel ne ko dul dara lu may ci moom. wax dëgg moom xol sedd na bég nañu bu baax a baax xanaa rek di ko ñaanal li mu tàmbali yàlla mottalil ko ndax moom liy mission mooy dindi li fi baaxoon indi lu gën a baax moom la arab di wax di istibdaalul xiimati bil xiima mooy valeur lu mu valeur rek mu yokk ca dara lu gën a valeur moo tax ñu koy ñeewent ndax loolu ku muy sa mission istibdaalul xiima bil xiima ku muy sa mission doo noppalu doo am benn jot yaa ngi ci loolu rek bis bu nekk ndax bis bu nekk nga bëgg indil nit ñi lu gën a valeur loolu lañ yëg tey ni mu ko defee tey tabaarakallaahu lu spécial la yal na yàlla yokk leeram yàlla saxal nuy njabootam. waaw yëg-yëg bi ñu am rek c'est en tant que njaboot ak kilifaam ndax kilifa gi nga xamante moom lañ di Cheikh di Mouhamadou Moustapha Sy dafa nekk koo xamante ni dafa sori si biir xol yi ba buñ ko gisee kenn ku si nekk da ngay tàggali ko sa sago ndax yëg-yëg bi nga xamante ni am nga ko moom lañ ñëpp am képp koo xamante mu sarse wala képp koo xam ne njaboot nga si li nga xamante ni te am nga ko si sa biir xol bi mu yëgee bu sori yëgee boobu tamit ñun moom lañu am. yaakaar naa ne ñun ñi fi ñëw ñëpp bu ñu xamul li ñu fi indi pour ñu jëriñoo dina jafe te dañu miin ci enseignement suñu kilifa muy faral di wax ne da ngeen di fexe ba fépp fu ngeen war a demati balaa ngeen di dem na ngeen déterminer lan moo leen fa yóbbu aussi su ngeen ko xasee xam bu ngeen demee na ngeen fexe ba na ngeen ko décroché te bu ngeen ko décroché itam na ngeen fexe ba bu leen defaat luy tax yiw ba ngeen jot a am ngeen ñàkk ko donc lu yëg-yëg boobu nag moom la ñu mooñee que jikko njaboot gi mu ànd ak cofeel ci nitu yàlla bi la jàngal yàlla jàngal la yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax fii que tey ñi fi nekk nii yaakaar naa boo doon xool tey ci wàllu askan ak ci wàllu fu ñu soqee ko boo ko doon xool dinañ sore lool ndax tey bu la neexee nga ne l'humanité tout entier ñoo fi dajee ndax amul benn gox booy wax ci àdduna bi ci sous région bi ba ci biir Sénégal te amul ñu fa jóge ñëw fekk daje bi mu tegu ci ndigal la mu tegu ci ndigal boo xam ne fa tabaarakallah benn objectif moo fi indi ñëpp mooy dundal seen cofeel ci seen kilifa mais jaaree ko ci dundal seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais jaaree ko ci sopp ki tax nga xam ko ndax la maam Cheikh doon wax ci gàmmoom nga mu ne ñu ngi sant ñëpp waaye itam di sant Cheikh Al Khalifa mi tax ñu xam yàlla xam yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc kon daje bi li koy waral cofeel boobu la mën na yëngu ci nit ki ba mu def sax lu mu bëggul def waaye fekk na rek yëg-yëg bëgg a jiitu mooy sopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu réussir lépp mi ngi ko réussir ci fexe ba njabootam sopp ko ndax pas-pas dafa metti ku ko cofeel taawuwul rek pour mu dund dina jafe moo tax ñii fi nekk ñëpp loolu moo tax lu ñu mën a dajati gisuñu ko ndax cofeel gi nga xam ne moo leen booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te am kilifa gu baax gu mat kilifa muy Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy di ñaan yàlla mottalil ko yàlla sàmm ko yàlla aar ko ba li mu yéene ngir l'humanité yéene ko njabootu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ko ci ndaw ak tawfiq ci biir ak ci biti